daleen ak jàmm si xibaar yuñ jagleel weeru koor gi tey jii daañ ñëw si jaar-jaaru Cheikh Ahmed Tidiane Niass gane si àdduna 1940 moom mooy xalif général bu Léona Niassène laata lool day ñëw si reportage yu bis bi. fitna nekk lu ñu nemmeeku si dëkk wi si weer koor gi rek faat nañ fi ñetti nit mu nekk lu doy waar moo tax ñu samp laaj baax ak gëm-gëm fan la toll si réew mi ñu ànd si ak Maimouna Diallo. ay junni xale jigéen daal dinañu dox ñaxtu ci biir réew mi li ñu doon yuuxu mooy léegi doy na lu doy ñu ne sàkku yu ñuy sàkku xale jigéen yi ba pare daal di leen rey. waaye li ñëpp seetlu mooy jëf yu bon yi nii ci weeru koor lañ ko daal di amal te weeru koor képp ku ko xam ne weeru ngëneel la liñ ciy woote mooy jàmm ak bëggante. moment biñ nekk dafa nekk moment baale ak moment jéggale nekkul warul nekk moment boo xam ne ni c'est vrai que géyeen yeeg jaween ni buñ xiifee duñ ànd ak seen xel trop mais rey nit moom waxtu bu mu mun amee du nekk loo xam ne du nekk lu neex. ak fu mu mun amee mu nekk ci xale la dal mu nekk ci mag la dal wala góor wala jigéen fu mu munti amee rek du nekk lu neex donc dafay nekk lu métti loo xam ne ni dafay mel ni loo yëg sa yaram gaañu boo am sa yaram nekk sa yaram yëgee noonu lay mel si ñun. jëf yu ñaaw yi ni saa yu amee télé yeeg rajo yi ak askan wi dañ ciy waxtaan ni fan yi néew rek daal di fàtte. waaye li ni mel pour mu gëj fii nee nañu foog ñu waxante dëgg suñu biir ndax société bi ci boppam léegi moo jar a xoolaat bu baax. parce que bu fekkee ne jigéen la nit ki sàkk ko faat ko dafay war ni am nañu problème mu yar maanaam yar nit ki ci biir kër gi ba nga xam ni yenn yi du ko rus waaye da koy jomb wolof day def différence entre rus ak jomb rus nit ñaa ngi lay xool jomb mooy loo xam ni waajal nañ la ko ba ngay nekk gone mu nekk ci sa biir nekk loo xam ni moom moo lay surveiller foo dem. nga xam ni même lii boo ko mënee def te kenn du la gis kenn du la jàpp jomb nga koo def donc am nañu problème foofu bu njëkk dañ doon yar ci biir kër dañ doon yar ci ndab bu ñu daan añ wala bu ñu daan reer bu ñu taajee ndab li dañ naan gone yi nañuy jàpp ndab li ak seen loxo càmmoñ parce que ndab li warul yëngatu gis nga ndab boobu mooy société bi ku ci ne da nga koo war a jàpp ba du yëngatu alors il se trouve que léegi dañoo lekkatul ci ndab donc société bi kenn téewatu ko moo tax yëngatu yomb ko. li ni mel saa yu amee ci réew mi xool yëppay daal di jóg ba tax ñenn ñi sax di wax nañu andiwaat charia professeur Djibi Diakhaté moom andi na ci xalaatam. ku faat nañ la faat ñu ni ne kon dañuy dellu ci charia non ñu ngi tooñ charia parce que charia da ngay jël lépp wala nga bàyyi lépp mënoon yi may jël charia dindi ci lii bàyyi la ci des ba pare li ñu koy jël moom mooy peine de mort charia dafa am lu rafet lu ci ne loo xam ne bu fekkee ni appliqué nañ ko xëy na peine de mort duñ ci yegg donc duñu parce que kenn du faat buñ ko appliqué dinañ dem ba nga xam ne wuute bi am suñu diggante ñàkk bi am ci pénc mi ku nekk di nga am dara loo suturloo ñu joxante cër jàmm am ba nga xam ni faat sax duñ ko yaakaar loolu charia da ngay jël lépp parce que organisation société la civilisation la nu ñuy defaree ab pénc la taaral ko ba jàmm rek am. waxtu bi xale jigéen yi doon def dox ñaxtu ca Tambacounda wala ca Ziguinchor am na jigéen bu ñu sàkku ca Médina loolu di firndeel rek ne Samba Boy bu jóg ngir def lu bon bàyyiwul xel ci Ramadan benn yoon li mu topp rek mooy bëgg-bëggam. épreuve physique yu baccalauréat yi tàmmali na suñu naataango wi di Isidore Ouibikabou xëyoon na dem sa lycée Blaise Diagne laaj élèves yi nga xamante ne ñoo nekk classe terminale nan nañuy dundee épreuve yi ak weeru koor gi ñu teewlu. endurance lancer poids saut gymnastique loolu doon ay épreuve yi nga xamante ne ndaw yi nekk terminale ñu ngi ko doon def. ci weeru koor gi ñu nekk nag fegook ñaari fan balaa ñuy tàmbale épreuve anticipée philo boole ko koor gi suñu sukkandikoo ci ñenn ñi rekk lu war la ñu def ñaari yépp. J'ai jeûné waaye comme il s'agit en examen donc. waaw man de dama woor ndax dama nekk doomu jullit kon nag dama war a woor ma ñëw ci brevet bi jël endurance ndax dama jàpp ne moo ma ci mën a génne lu ma mën la loo xam ne tàmm naa ko donc su ma ñëwee ci examen damay jël loo xam ne dinaa ci génn waaye man tàngoor gi sonalu ma ndax koor gi ak tàngoor gi dama koy dund lu bëri. te Tamba moom ku fa jógee xam nga ni tàngoor mënul nekk jafe-jafe ci yow. waaye ça m'empêche pas de courir. neex na métti na parce que boo tàmmee moom waaw. day yomb quoi man moom yomb na ci man parce que tàmm naa ko depuis suba si ñoo ngi fii def nañ fële terrain ba def nañ vitesse def nañ triple saut ñeneen ñi def poids ñeneen ñi endurance
bon léegi ñu ñëw terminer fii si gymnastique bi waaw pare nañ mais franchement ak koor gi nii waaw on s'accroche daal. ñeneen ña ca mel ni Adja daanaka seen gis-gis moo di dañoo war a tànn benn ndax boole ñaar yi lu métti la. ah métti na de bu dee moom sama kaa moom wax dëgg yàlla wóoruma ndax ci man moom dafay métti ay da nga tiit mooy loolu doo xam yan prof nga fi fekkitu mais am nañu ko mën nag. coono daanaka du élèves yi kese ñu koy yëg professeur yi nga xamante ne ñu ngi leen di gunge ñoom tamit ñu ngi yëg boobule coono ndaxam liggéeyu xel bi nga xamante ne moom lañ nekkee. méthode bi dañ koy sentir sauf que ñun ak élèves yi day xaw a wuute tuuti parce que élèves yi ñoom plus ñoom ñooy dépenser plus d'énergie parce que activité physique la ñuy def ñun dañuy def activité physique bu xaw a modéré parce que sous le soleil déjà soo nekkee ci naaj bi rek dafay metti et à la gymnastique da ngay soxla concentration donc travail intellectuel la donc kii di travail intellectuel di forcément dépense d'énergie boo xamante ni il faut vraiment se concentrer et puis ñun à la différence des élèves mooy que ni ñoom dañuy nekk sous le soleil di daw di tëb di roulaat ñun dañuy concentré wu def travail intellectuel boo xam ne dañuy dafay laaj ñu concentré wu bu baax a baax pour mën a liggéey convenablement comme niñ ko soxlaa. war di def sport daanaka diglewuñ ko xale yi nga xamante ne tàmbal nañ seen épreuve physique ñu ngi ciy wéy saa su ne même su fekkente ne xàddiwuñu benn yoon. ñu waxtaanee koor ak dimbalante commune bi di Fass Gueule Tapée Colobane taxaw na tem ngir jàppale xale yi nga xamante ni ñooy joxe ndogu daara yi tamit kenn bàyyiwu leen ginnaaw ñu ànd si ak Soro Jaxumpa. ci ndimbalante jàppalante tax na commune bu Fass Gueule Tapée Colobane daal di yëkkati ay koppar jébbal ko ndaw yi nekkee ca gox ba te di joxe ndogu bu waxtu wi jotee li ni mel nag maire ba nekk ca gox ba moo ciy dellu siwaat. weeru jaamu yàlla la donc suñu ndimbal bi ñuy dimbali nit ñi dañ ko dugal ci jaamu yàlla dinañu dimbali population yi seet ñi gën a ñàkk te soxla ko ñu jox leen ko te bu leen koy jox dañ koy jaarale ci conseils municipaux yi ñoom ñi dëkk ak ñoom te xam leen daañ leen jox ceeb daañ leen jox suukar jàppale leen pour ñu dimbali ñooñu nga xam ne ñoo dëkk ak ñoom te xam nañ leen donc su ko defee choix bi du jafe parce que ñu dëkk ñoom ñoo xam ku nekk fu mu méttee. moom Ousmane Ndoye ne yemul fii képp daara yi ñu loxo jotul seen ginnaaw ba ca jumaa yi ñëpp daañu jot ci ndimbal yi. daañu dimbali it parce que dafa mel ni dafa xew ñi taxaw ci koñ yi di dimbali nit ñi di leen jox ndog bu jotee daañ ko defal waa Gueule Tapée dañ ko defal waa Fass dama am programme boo xam ne bii chaque jour am na ñu ñëw dimbali. dañuy def ndogu boo xam ne du ay café mais dañuy togg yóbbu ci daara yi yóbbu ci jàkka yi. loolu mooy xew par exemple Colobane suba waa Gueule Tapée ñu ngay def ndogu tey ca xayma naar yi fële aussi dañ leen di jàppale dañ leen di jox li nga xam ne moom la ñuy soxla ñoo leen jox café jox leen meew jox leen yëpp ñoo leen koy jox mburoog yëpp ci na noonu lañ leen di jàppale pour bokk ci jàmm bi boobu nag xëy na am na yeneen façon yu nit yi di def mais ku nekk ak ni sa doole toll suñu doole mu ngi toll ci loolu dimbali nit ñi dëkk ci koñ bi ñi génn ñi ci jàkk ji bu ñu génnee ñu jox leen ñu dokk jox conseil yi ñu jox ñi ñu dëkkal ñun noonu lañ koy defee. li ni mel nag woy jëfandikoo yi di ko rafetlu bu baax waaye commune bu Fass Gueule Tapée Colobane ne fas yéenewul yem fii at wu nekk dana ko amal. ni ma leen ko waxee woon ba ñuy tàmbali xibaar yi dañuy ñëw si jaar-jaaru Cheikh Ahmed Tidiane Niass mooy xalif général bu Léona Niassène. Cheikh Ahmed Tidiane Niass Xumayma xalif bu Léona Niassène juróomi fan si weeru juin 1940 la gane si àdduna ca Kaolack waajuram bu góor El Hadj Mohamed Cheikh Ahmed Tidiane Chérif la ko tuddee mu tàmbali di jàng alxuraan ak ku ñuy wax rabbaani laata muy wëyal jàng mi ak ki fi nekkoon xalif Léona Niassène di El Hadj Ibrahima Niass si la wëyal jàngam jëm si science islamique fiqh grammaire logique rhétorique ak yeneen fànn 1956 waajuram bu góor jox ko werd tijaan mbir mi yemul foofu si la ko joxe ndigal mu joxe werd 1956 tamit ñu nemmeeku demlante bu am solo ak magam bi di El Hadj Ahmadou Niass ñuy ànd ba Sénégal bi di fa amal conférence 1987 mu aji Màkka Cheikh Xumayma mu ngi Léona Niassène
xadara bi lu ko itteel la moo wuutu magam El Hadj Ibrahima Niass si bopp xilaafa Léona Niassène. nit la koo xam ne nag nit ku simple la nit ku dal la nit ku yaatu la nit ku nangoo jaamu yàlla rawatina nag bi nga xamee ne nekkul xalifa mëstoon a boole sax boppam ci ñi war a doon xalifa bu xëyaan këram mi ngi woon ci biir jalañ ci kaw la indi téere alxuraanam ñëw ci jumaa ji fi lay jullee tusbaar fi lay jullee tàkkusaan fi lay jullee timis fi lay wasifa fi lay jullee gee dooru ñibbi képp ku ko soxla rek foog nga ko fekk muy nit ku simple nit ku dal waaye nag nit la koo xam ne yàlla may na ko nangu ñaan ndax ki nga xam ne moom la wuutu di xalifa Niass képp ku ko wuutu rek xamal ne yàlla moo la wuutal ndax maam xalifa dafa nekkoon jëmm joo xam ne jëmmi sell la ak jëmmi mag ak jëmmi xam-xam ba tax na képp koo xam ne war nga ko wuutu rek moom ci boppam ci kàttanu yàlla ci ñaanam moom maam xalifa ci kàttanu yàlla ci lañ lay dessiné nga nekk xalifa waaye am na ay magam yu ko jiitu yoo xam ne jotuñoo nekk xalifa te ñooñu ñoo ko magoon muy nit la koo xam ne yaakaar nañ ko ci ñaan ci nangu ñaan tànk bi itam guddul wax ji bariwut. si beneen fànn porte-parole bu xalif général bu Léona Niassène wax na tamit si ñaawteef yu ñu nemmeeku si réew mi. di déplorer ci lenn loo xam ne am na ci fan yi muy góor muy jigéen boo demee nag ci ONC yi quoi que jigéen moom lañ mujj a rey fàtte nañ sax góor ñi waaye góor ñaata góor lañ fi rey ci loo xam ne teyeef la jéem a nangu sa alal rey la wala jéem a nangu sa xàq rey la wala nangu sa xàq ba pare rey la rawatina jigéen ñi def leen naka su du noonu te loolu njëkk a xaraam nga wàññee ko yóbbu seen bakkan te loolu la mel ne Sénégal buur a mën a dindi loolu wa bi lisaanihi kooku sëriñ a ko man sëriñ moo man ñëpp toog wala mujj rajo wala télévision yàlla xaraamal na lii yàlla dagal na la lii lim araamal bàyyi leen ko lim daganal def leen ko li yàlla xaraamal araamal na ko dootu dagan ba yowmal xiyaam li yàlla dagal na ko dootu xaraam ba yowmal xiyaam loolu sëriñ a ko man wala koo xam ne dégg na lu bon awaay lii ñaaw na da mu naqar lu ko ci xol lool yonente bi noonu nag moom mooy gëm yàlla gi gën a woyof ndax loolu foofu rek la yem kon maa ngi ñaan di profiter nit ñi nañ dellu ci yàlla rëy nit dafa xaram ndax yàlla bi mu bindee àdduna bi ci boppam moo ñu fi jiite indi règlement yi balaa benn nit indi règlement wu li ñuy doxalee àdduna kooku yàlla la daldi ne ku rëy nit te tey ko du accident du dara yaa ko tey def ko mu neex mu naqare la dañ lay rey dañ laa war a rey ña ngay war a rey nag ña nga xam ne nag ñoo seet mbir mi l'intention bi moo ko jël wala jëlu ko kooku attekat yi ñoo koy atte. ñu leen di gërëm bu baax di leen sant lii moo fi ruuse woon si xibaar yu ñu jagleel weeru koor gi di leen jox dig daje suba incha allah.